dal leen ak jàmm kii di Souleymane Teliko wax na ci nu mu gisee daanaka audition biñ ko def démb ci IGAZ gannaaw bi mu génnee enquêteurs yi dañ ko convoqué woon ngir mu expliquer loo xamante ni dañoo njort ni obligation de réserve daf ci génn daanaka juge am na loo xamante ni waru ci wax am na ay dossier waroo ko laal wala na koy waxee dañ lay ne obligation de réserve da ngay tëj gëmmiñ doo wax ju bëri moom nag bi mu génnee nee na man démb bi ma fa demee ñu laaj ma ci ay affaire Khalifa Sall waaye nag man jàpp naa ni affaire Khalifa Sall boobu taxu leen jóg man lu ma jàpp mooy dañ ma mere ci lu ma waxoon mooy ni affaire corruption bi ñu njort ni corruption la fële ci Kaolack loolu la ñaari juge waaye nag nañu xante dëgg ministre Malick Sall day sonal boppam ndaxte man intimidation ragaluma ko man juge la man intimidé ça ne passera pas man munu ma noppi man loolu laa wax journal Source A ne kii di Jules Téliko vide son sac daanaka lu mu meroon yëpp génne na ko xëpp na ko journal Les Échos ne moom président union des magistrats nee na loolu yëngalu ko convocation boobu yëgalu ko sax yaram libération jël xalimam ne juge Téliko assume ses propos daanaka lu mu waxoon ni loolu daf ko waxaat devant les enquêteurs changé wul dara bougéwul maître ci lu mu nekkoon ministre de la justice jël xalimam bind nag envoyé ko ci direction yi ne waaw ayo Téliko yaa ngi wax waaye man maa ngi lay rappeler magistrat yëpp ñoo yëpp waaw ñun nag yor nañ ay enquêteur loo xamante ni dañoo njort ni jaarul yoon ci wàllu justice dañ koy càmbar loolu kese du leneen waaye nag amul kenn koo xamante ni mun na ci échappe bu amee rek dañ koy def loolu kese laa wax képp koo xamante ni daanaka def nga lu dul yoon daanaka dañ lay teg ci yoon te loolu kenn mënu ko dindi ci liggéey boobu leen sama naataango bi di journal L'Observateur wax nag ci chef d'état ak chef de l'opposition daanaka nga nekk président de la république nekk itam sa président parti yor ñaari ndomba tànk sama naataango bi di L'Observateur ne question boobu de jot nañ discuter ci secrétariat exécutif APR waaw parti président Macky Sall waxaat na lu mu waxoon nee na moom daanaka mi ngi continuer di gëm lu mu gëm noonu ñaari chaise yooyu yor ko ku nekk xam na dialogue politique bi newoon nañ loolu dañ ko war a dindi discussion mi ngi doon continuer waaye nag kii di Benoît Sambou bokk ci pôle majorité président Macky Sall nee na nañu xam rek waaw day indi rek ay problème koo xamante ne day nekk chef de parti yor parti bi ak koo xamante ni président de la république dañuy dem ba diirante baak loolu day indi ay problème ku nekk xam na ay problème institutionnel mën na ci am dañuy diirante baak moo tax ñun dañu jàpp ni dañ ko war a moytu ci temps boobu nag PDS parti démocratique sénégalais mi ngi reprendre liggéeyam waaw ku nekk xam na ci mbas mi dañoo suspendre activités yi kii di président Abdoulaye Wade nee na nañu reprendre activités yi waaw jóg na dañuy reprendre waaw lundi bi lépp mooy reprendre sama naataango bi di journal Tribune profito ci ne mais président Macky Sall président Idrissa Seck njort naa ci dil waxuma ni am na de waaye nag ñuy laam ba léegi nii dil am na ci ñett yooyu la ñuy xool bareye ko xool naka lay ñu def ci wàllu dil su ko defee joxante nguur gi loolu laa jàpp ci ñett yooyu la te fu mu toll nii ku nekk mi ngi xool naka lay def ngir défendre intérêt am ci wàllu réconciliation yooyu la sama naataango bii di journal Enquête wax nag ci mbas mi ak sénégalais de l'extérieur sama naataango ne diaspora en galère ñooñu nag ñu ngi ci guddi ju bët setagul ndaxte liggéey amul dañu nekk ci ay situation yu métti moo tax ñu ngi continuer di laaj dimbal nguur gi nag jot na dégager 11 milliards de francs CFA ngir jàppal leen léegi mu mat 6 mois am na nag ay nit ñu bëri yoo xamante ni dañoo wàññeeku téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent décès lu jege téeméer malade Covid-19 yoo xamante ni dañ leen jàppale nguur gi def li nu mel kii di ministre des affaires étrangères Amadou Ba nee na nag dañuy def recensement su ko defee ñu xam sénégalais yi nekk ci bitim réew sama naataango bi di journal Le Soleil profito ci ne Sénégal léegi mu mettre en circulation passeport bu bees passeport biométrique ñu wax nag ci coronavirus bi ak dégâts yi ci économie Sénégal sama naataango nee na ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie génne na chiffre yi nee nag boo xoolee bu baax ci téeméer entreprise yoo jël ëpp juróom-ñetti fukki yi am nañ ay problème yu mag ci wàllu chiffre d'affaires dañoo perte lu bëri sama naataango bi di journal quotidien wax nag ci njaayum carburant ci lu jaadul yoon sama naataango ne zone des Niayes daanaka mi ngi ci poudrière mun na exploser à tout moment sama naataango ne am na ay installation yoo xamante ni installation anarchique la dépôt de carburant yu bëri yoo xamante ni bu ci yàlla deful sutura mun na exploser à tout moment lu mel noonu jotoon na rey juróom-benn nit Mboro sama naataango li journal Les Échos wax nag ci benn policier boo xamante ni dafa gaañ benn apprenti chauffeur sama naataango ne benn bavure policière moo am ci banlieue ndaxte policier bi da doon contrôler benn oto Ndiaga Ndiaye ci la policier bi saaga kenn koo xamante ni yoruloon masque apprenti bi nag ne policier bi bu mu saaga kooku ci la policier bi mer dóor ko gaañ ko kooku
kooku fu mu toll nii yóbbu nañ ko l'hôpital mi ngi diggante dund ak dee. ñu jeexal ak sport Premier League bi am na choc bu mag boo xamante ni dañ koy joué diggante Chelsea ak Liverpool sama naataango bi di Stade Quotidien ne ñu ngi xaar bu baax a baax kii di Sadio Mané def jàllore nee leen defati jàllore ndaxte sama naataango nee na boo xoolee bu baax kii di Sadio Mané saa su ne bu joué contre Chelsea day dugal jot na marqué juróom yoon ñu ngi koy xaar bu baax a baax ci match boobule. sama naataango bii di journal sunu lam wax nag ci CNG bi jox parole kii di Ndongo Ndiaye nekk conseil sport ci présidence nee na CNG bi dañ koy tas def ko fédération. jërë ngeen jëf. samedi ji di ndoxteelu tournée économique bu président Macky Sall di amal ci Sine Saloum moom nag Macky Sall ñu ngi koy xaarandi foofee ca bassin arachidier ak itamit ay ñaxtu ci ñaxtu yooyu bokk na ca daal di jot matériel agricole ak itamit ndimbal ngir baykat yi nga xamante ni seen ay tool dafa am ndox ci jamono ji màggalub Touba danañ ko daal di amal juróom-benni fan ci weerub octobre jëru ñu dénk wàllum kaaraange bi réew mi Aliou Ndiaye di génne yenn ci zone yu am ndox foofee ca diwaan gu sell gi di Touba danañ ko daal di lijjanti laata màggal gi woo ak wuyu bi nga xamante ni kii di président union des magistrats du Sénégal dañ ko bëgg a daal di xoqatal moom Souleymane Teliko loolu nag la daal di fësal dinañ ko déglu kon ci biir xibaar yi ci tàggat yaram Bayern nag daal di dóor yu métti waa Schalke 04 kon 8 buts la leen rek daal di dugal kon juróom-ñetti buts ci li nga xamante ni moom moo ñeel Bundesliga tàggat yaram nañ ci ànd ak Malal Junior Diagne lu xew ci wàllum coronavirus fii ci Sénégal ci Afrique ak ci àdduna gi yëpp danañ ko rek daal di tënk ci kanam li yéen kay xëye ñu ànd ceeg Mouhamed Ali Mouba Abdou Thiam mu féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. ñu dooree xibaaru suba si ak accident bi am kon ci route nationale numéro 3 ci kon booy dugg Nangalma ñaari kon nit ñoo ca rek daal di faatu benn oto Ndiaga Ndiaye moo daal di rek këppu foofee ñi nga xamante ni ñoom ñooy néew yi nag yóbbu nañ leen ca morgue bu hôpital régional bu Diourbel ci suba si ci wetu kon ba 2 heures jotee beneen accident moo am ci autoroute Ila Touba foofee tamit benn nit moo ca rek daal di faatu ñaar am ci ay gaañu yu métti yeneen ñeent kon ñeent am ci ay gaañu yu yememaay benn corbillard kon le pneu bi daal di rek tocc mu daal di itamit këpp oto bi kon gannaaw ba ñu doon daw kon ci Ila Touba bi ñu jàpp ci it ne am na ci kenn nit ku daal di faatu benn pàcc ci ñi nga xamante ne mooy nit ñu jàppoon ñu doon bëgg a dem defi ay immigration clandestine ak yi ni mel te ñu tegoon leen loxo démb ci jifeer ñoom nag bàyyi nañ leen démb ba 6 heures jotee kon ñi woon ci garde à vue ci brigade gendarmerie bu Fimela ci weneen wàll nag juróom-ñaari nit yi nga xamante ni ñoom ñoo doon organiser voyage bi diggante kon Sénégal dem ba Espagne ñoom teg nañ leen loxo yeneen ñaar nag ñu ngi leen di wër yu métti waa gendarmerie kon ñu ngi leen di wër xibaar bi Aminata Goudiaby di suñu ndaw ba ñu toogal foofee ca Fatick moo ko daal di xamle gannaaw ba 8 heures jotee ba teg ñeenti simili ñu wax kon ci Kaolack mi nga xamante ni moo nar a nekk étape bu njëkk bu tournée wàllum koom-koom bu président de la République Macky Sall dafa fas yéene kon daal di dem visiter teg kon ak i gëtëm exploitation agricole yu bari ne foofee ca diwaan ga maanaam ci wàllum mbay mu nekk nag occasion bi nga xamante ni fédération wu baykat ya nekk foofee ca bassin arachidier jël nañu ko ngir rek daal di tàllal seen ay doléance la ñu bëgg nag bokk na ca ñu daal di jot ca la ñuy duppee kon matériel yi ñuy daal di utiliser ngir wàllu mbay tracteur yeeg yi ni mel kon danañu daal di fas yéene waxtaan ak président Macky Sall ci weneen wet wa nag nee nañu am na ñu bëri ñi nga xamante ni seen tool yi dañoo daal di bari ndox ñu bëgg itamit ndimbal Ibrahima Badiane lay wuyoo moom président fédération wu baykat ya nekk foofee ca bassin arachidier ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. li ma leer mooy nationaux yi rek mënuñ jënd gerte gi kon bu ñu fermé frontières yi dañ dem ba béykat bi jaayee kilo 100 francs te loolu catastrophe lay doon ci réew mi te bu lu mu yàgg moom ak ministre de l'agriculture la ñuy bëgg di yuuxu kon nañu bay ci loolu xel leneen li may wax aussi mooy boo demee ay booru Gandiaye ak yooyu même fii ci Saloum bari na tool yoo xam ne ndox mi da koo nangu
foofu aussi ñuy laaj bu fekkee ne mën nañ dimbale ña nekk Dakar ña nekk feneen ak feneen nañu bay xel ci borom tool yooyu parce que dafa doon borom tool yoo xam ne dañoo jël xaalis ci banque bi ñi jël ko feneen te bu ko ndox mi yàqee aussi catastrophe la ñun ñu ngi toog nag di xaar président parce que ku la defal lu baax aussi war nga toog buy ñëw nga teeru ko woon ko ne li mun defal gis nañ ko waaye ñu ngi koy ñaan nag comme na ma ko waxee ci wàllu tracteur yi parce que tracteur wóor na ma ne benn béykat amul lu mu jëndee tracteur waaye nag organisation paysanne yi du fekkee ne jox nañ leen tracteur ñoom mën nañ ci liggéey fay ñu defal leen moratoire 5 ans parce que tey pour nga labourer hectare ci àll bi da ngay fay 20 000 francs te tracteur bi mën na liggéey 15 hectares par jour kon foog naa ne béykat yi organisation paysanne yi bu ñu amee tracteur dañ ko mën a fay loolu nañu ci jàppale. mu nekkoon kon ki nga xamante ni moom moo jiite fédération wu baykat ya nekk foofee ca bassin arachidier ñu ngi xaarandi kon président économique foofee ca Sine Saloum lu jëmi tamit ci wàllum taw mi metti woon na lool ci yenn gox yu nekk foofee ca Ndar ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru kon ñu ngi leen doon kon daal di recensé di xool ñan ak ñan kon ñoo daal di soxla ndimbal ña ngay tàmbali nag di jot ndimbal bi tukkee ci koppar yi gouvernement bi daal di rek teg ngir daal di lijjanti lépp lu jëm ci wàllum plan Orsec diggante 100 000 jàpp 200 000 la ñuy rek daal di jot ci cash transfert lu jóob toll nag ci junni ñu loru ci mbënd mi ñoo koy fas yéene daal di jot Mouhamed Nabi Silla. joxe xaalis jaarale ko ci cash transfert di mandargal ndorteel plan Orsec bi nga xamee ni mi ngi wàllu askan wi ci jafe-jafe mbënd mi nga xamee ni am nañ ko ci diwaan bi département bu Ndar ak bu Dagana génne lim lu ëpp 3 junne ci ay doomi aadama yu yàqule ci mbënd mile Alioune Aïdara Niang di gouverneur bu diwaan bi xamle ko yokk ci matuwaay yi ñu jël. président lay fli mu jël donc alal bi nga xamante ne mooy liggéey plan bi Orsec bi gouverneur bu nekk dama koy teg si loxo mu une première fois mu jël 300 millions yoo xamante ne lee daf ma ko jox pour ñu liggéey si ba nit ñi duñu sentir ci mën 300 millions yooyu bokkut ak daanaka milliard bi nga xamante ne jël na ko maintenant pour dimbali ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo sonn si mbënd mi ñi seen néeg daanu ñi seen bagage lapp ñi seen di génn seen kër recensement boobu nag pare na génn na léegi nii am na ñu nga xamante dañu commencé jox seen xaalis ci loolu. gox yi gën a sonn sax ñu leen di pomper indi fa suuf seetal ko waaye itam génne fa lu mel ne yoo yokk ci manque lépp lu aju ci wàllub foos lu nu mel tax askan wi di yaakaar jafe-jafe ji ñu ne dina wàññeeku liggéey bu nu mel ndorteel li am ci kanamu Mansour Faye di meerub dëkk bi di jëwriñ itam bi ñu dénk développement communautaire. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla ñu ngi lay gërëm bu baax a baax jëriñ ñu dénk wàllum karange bi réew mi di Aly Ngouille Ndiaye dafa daal di diggante dana daal di lijjanti lépp jëm nag ci béréb yu am ndox foofee ca Touba laata màggal bi ñu jàpp juróom-benni fan ci weerub octobre bi ñu dëgmal ca tukki la ko daal di xamle am na nag ay solution yu mu rek daal di fësal rawatina nag ci wàllum solution technique yuy rek daal di may kon diwaanu dëkk bu sell wi di Touba ñu bañ a amati ay jafe-jafe ci wàllum ndox Aly Ngouille Ndiaye la ñuy déglu ci micro Marema Diop. donc dañ fi ñëw di masawu askan wi nga xam ne gis nañ ci li ñu ne daana fi gënoon a ñàng bu fekkoon dara amu fi woon parce que quand même dëkk bi xam nañ ko aussi parce que lu bari gis nañ loo xam ne def nañ ko fii ci assainissement muy ay canalisation yu fi jaar yoo xam ne yii dafay refoulé yii dafay def évacuation gravitaire donc loolu lépp mooy jumtuwaay yi nga xam ne war nañ ko jël pour dimbale nit ñi gannaaw bi leen masawoo pour ndox mi mën a génn seen kër yi parce que li ñu remarqué mooy tey bëri na mbedd yoo xam ne bu fa ndox nekkut kër yi ko wër ndox a ngi ci biir la ko waral boo ko seetloo le plus souvent kër yi dafa xóot par rapport ak mbedd mi ni mel donc li ñu gis comme solution li fi nekk généralement bu ñu amee ay pompes yu ndaw génne ko ci kër gi peut-être yenn pompes yu mag yi dina ko mën a évacuer ba regard yi gën a jege rek mu dal di jàll yaakaar naa ne bu ñu ko defee danañ mën a soulager nit ñi fii ak màggal gi ñëw maintenant nag bu ñu weesoo màggal gi il faut ñu étudier parce que li ma fi gis mooy daanaka ndox mi même boo xëccee dafay dellusiwaat donc ça veut dire que ndox mi ci suuf sorewul wala bu soree it bari na fi li am solo donc mooy kër yi am na ndox nañ leen jéem a dimbale ci ay poto pompe yu ndaw ñoom ñu koy jël di ko évacuer ci mbedd mi wala ñu relayer ko par des pompes yu mag wala boog ñu évacuer ko directement ci regard yi donc ñii aussi buñ paree seen recensement dañuy joxe seen contact yi ñu soxla rek ñu def leen seen ndimbal boo xam ne bii dina varier diggante 100 000 ba 200 000 mi ngi dépendre ci nit ki lan la sinistre toll
ci ba léegi wàccaayu màggal Touba maître Madické Niang daan jibal xalif général li murit lu toll kon ci juróom-ñaar fukki junni masque na loolu wax naa ko mu ñeel wàccaayu màggal Touba bi ñu jàpp juróom-benni fan ci weeru octobre bi ñu dégmal délégation démb jébbal nañu masque yooyu ki nga xamante ni moom mooy porte-parole bi ka jiite woon délégation bi mooy Mamadou Ndiaye nekkoon fi directeur bu cabinet bu maître Madické Niang ba léegi nag ci wàllu wàccaayu màggal gi gouvernement bi daan na jébbal lu toll nag ci fukk ak juróomi machine ñu duppee ko ay valise diagnostic loolu nag ci wàllu mécanique nag yi ni mel ak ay outils yu am maana ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa REVAS di regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal kon ndimbal bi ñu daal di koy xayma lu toll kon ci juróom fukki millions ci francs CFA kon REVAS la ko tax a jóg bokk na ca nag daal di matal yenn ci ay opération ndimbal ci wàllum dépannage ak yi ni mel ci événement yu mag yu ñuy daal di dëgmal ab cérémonie la ñu doon amal ni ki démb ngir daal di faram fàccee li ni mel Oumar Mbow. REVAS national noppi na ngir dépanner woto yi te duñu fay dara ñeel événement religieux yu ñu jublu ginnaaw bi nga xamante ni nguuru Sénégal jox na leen ay jumtukaay yu mucc ayib ngir ñu def lu nu mel njiit la di Ali Sow di xamle ne dinañu def seen liggéey comme ni mu waree. mu nekk 15 machines ay machine valise diagnostic pour ci liggéey ci nouvelle technologie bi mu joxe ñu ko nag ci heure boo xam ni soxla nañ ko ndax chaque événement religieux ñëpp gis nañ ne REVAS day nekk au niveau national pour def dépannage gratuit pour nit ñi préparer wu mën a dimbali nit ñi ci màggal gi ñu dem mën a ñëw. président de la république loolu lañ lay wax dañ koy remercier ci loolu jaarale ko ci ministre de l'artisanat jaarale ko ci directeur de l'apprentissage loolu daf ñuy gën a motiver gën ñu yombal suñu liggéey bu jaar yoon. ngir màggal bu amul benn l'accident nag Ali Sow di woo bépp dawalkat nga dawal ndànk ngir mën a yegg ci jàmm dal ci jàmm. ren feebar bi ñun jël nañ ci ay matukaay ndax vraiment bu dee ay masque préparé wu nañ bu dee ay gel am nañ ko lépp loo xam ne mooy ci matukaay ci wàllu dépannage gratuit bi loolu ñun jël nañ ko quoi képp koo xamante ni yaa ngi yor oto di dem ci màggalu Touba bi dëkk boo mën ci jóge soo jógee waa REVAS national ñu ngi ci dëkk boobu nga xamante ni fa nga nekk soo paanee demal ci ñoom dinañ la dépanner gratuitement. REVAS national di jaajëfal nguuru Sénégal ci jàppale bi ñu leen jàppale waaye mere nañu lool ki nga xamante ni mooy jëwriñ bi ñuy dénk urbanisme logement ak hygiène publique Abdou Karim Fofana mi nga xamante ni bi ñu sukkandikoo ci yile mécanicien day daal di rek yàq seeni bagage ci ay opération déguerpissement yu muy amal te du leen wax dara. 8h jot na ba teg fukki simili ak ñett. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Dieynaba Seydou Ba. Souleymane Teliko daal di nag mer ba futtu jëme ko ci ministre de la justice gannaaw ba mu kon wuyoo ci convocation inspection générale bu administration de la justice kon niki démb nag ci àjjuma ji président bu union des magistrats du Sénégal di ñaawlu la mu duppee kon tentative d'intimidation ne nag dañ ko bëgg xoqatal bëgg ko itamit indi lay jafe-jafe moom mi jiite union des magistrats du Sénégal ñu déglu ko Souleymane Teliko ci micro suñu naataango ya nag ca TFM. dama jàpp ni sax lii dafa nekk yoo xam ne affaire yu tuuti yoo xam ni dafa jarul ñuy convoquer ay magistrats wax dëgg yàlla rawatina nag koo xam ni moom mooy jiite association des magistrats loolu jàpp naa ne loolu du yoon dafa ruslu sax ci dëkk bu mel ni Sénégal war nañ dépasser ji ministre de la justice am na leneen lu mu war a def lu dul taxaw di convoquer ay magistrats ci affaire yoo xam ni jàpp naa ne amul benn importance. beneen bi mooy bi may dem tamit dama ko dem ak kóolute bu ma sax xam ni man defuma lenn loo xam ni war nañ ma see mën a topp bi ma fa génnee tamit kóolute boobu laa fa génnee te ñun ñëpp lu ñu jàpp tey mooy depuis bu ñu defee suñu communiqué ci affaire Ngor Diop mooy suñu benn collègue bu nekkoon Podor ñu affecté ko léegi Thiès ñu dénoncé ko def benn communiqué ne loolu jaarul yoon depuis boobu ba léegi gis nañ ne ministre de la justice ci taxaw tànku saboté ak yàq ak tas ci UMS la nekk loolu nag ñun dañ ko nangu lii nag xoxotal la rek xoxotal bu ñu bëgg a jëmale si man mais man moom dama bëgg moom mu xam kenn du ma xoxotal léegi nag kenn du ma xoxotal te jàpp naan tamit
UMS kenn du ko mun a tas ci affaire yu demee nii. mu nekkoon Souleymane Téliko moom moo jiite kon Union des magistrats du Sénégal ci waleen wàll nag kii yor ministère de la justice di garde des sceaux ci ab communiqué daal di indi nag ay leeral jëmee ci woo ba ñu rek daal di woo déglu Souleymane Téliko ci communiqué bi nag muy daal di rek fësal ne nag la ñu rek bëgg mooy daal di teg lépp ci ay règles la ñu duppee éthique ak déontologie ci wàllum liggéey loolu nag dañ ko daal di tënk ci ab loi organique numéro 2017-10 bu nga xamante ni fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ci atum 2017 la ñu ko daal di fësal ñeel wàllum statut magistrat maître Malick Sall nag ne conseil supérieur de la magistrature dafay rek dañ ko saisir ci base kon enquête bu inspection générale bu administration de la justice garde des sceaux ne nag amul ku ma am ndey amul ku ma amul ndey ni ki ba mu nekkee ci bopp ministère ba ci avril 2019 ba léegi nii rapport yu inspection bi rek daal di tëral ci wàllu manquement maanaam ay jafe-jafe ci wàllum liggéey lépp dañ koy daal di transmettre ngir ñu daal di koy rek yër loolu nag la maître Malick Sall daal di fësal ci ab communiqué Cheikh Alioune Souane ne nag dañu ko daal di triandé xaalis tollu ci 250 millions ñaari téeméer ak juróom fukk millions ci francs CFA moom opérateur économique bi nag dafa jor kar bi baaraamu tuuma ki fi nekkoon sénatrice di Oumy Salamata Tall ak notaire bi di maître Nafissatou Diop Cissé ne nag ñooñee dañoo joxe kon ay documents yu baaxul waa banque islamique du Sénégal ngir ñu hypothéquer titre foncier bi ñeel nag 2300 mètres carrés fii ci croisement Cambérène Cheikh Alioune Souane nag di sàkku ci gouvernement bi ñu daal di rek yëg li ni mel daal di itamit koy dimbali ngir mu daal di lijjanti li ni mel Amadou Sabar Ba. yàqkat su joxee xibaar teg ko sa kaw nga leeral boobu nag moo may indi. Cheikh Alioune Souane di tontu ki nga xam ne mooy Oumou Salamata Tall nekkoon fi ancienne sénatrice libérale seenu coow nag titre foncier moo ko waral loolee nag ma nga xew ci atum l'an 2000 ñaar fukki at ak léegi moom opérateur économique bi di laaj soxna si mu fay ko ay kopparam mu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukki millions ci suñuy koppar. man daan naa jot suma xaalis man koy adressé xalifa bi adressé ko président bi comme moom nii la gis ba dem di ma attaqué léegi xaw ma fu muy mujj moo tax ma wax tey may naa nekk lu ëpp li wàññi ma dara te man temps bi muy wax loolu banque mu ngi may jox xaalis sans marchandise ma jëlee Italie ñeenti conteneur banque islam bu ngeen la jël dinañu wax ni waaw jox nañ ko 100 millions pour mu génn conteneur kon li muy wax amul maak benn banque problème. ci ni mu ko nettalee nag soxna si nga xam ne mooy Oumou Salamata Tall dafa amoon problème mu xaalis ak benn homme d'affaires libanais Karim Arati ci loolee la soxna si ñëw sollicité ko ngir mu jàppale ko waaye muy xam ne da cee mujjee dugal mbiri njaaj. ba ñu duggee dossier bi nga xam ne ndaw soxna soosu itam met boobu itam met Nafissatou Diop Cissé gisuma amul suma signature amul suma dara kon lan la mën a def ko jël kayitu boobu procuration la yaakaar procuration boobu man joxe ma ñu jékki-jékki ñu ne ma kayitu yu réer na tribunal loolu lañ ma doon falsification yu bëri def na ko. ginnaaw ba banque bi hypothéqué boobu le titre foncier toll ci 2300 mètres carrés nekk ci croisement Cambérène Cheikh Alioune Souane di xam ne mujjee naa jëndaat boobu le terrain. parce que dama fayee banque bi jaay kër gi da ko jaay 350 millions man banque bi ma jox adressé suma procuration banque islamique fay naa leen pour jot suma titre foncier boo xam ne war na ma 1 milliard wala 800 millions. opérateur économique bi teg ci ñaawlu comportement yenn avocat yi mu jàpp ne sax ñoom ñooñee mosuñoo plaider ni mu waree li nga xam ne moo soxal boobu le dossier. amuma dara lu may rek daal di yëy yàbbi ci affaire boobile Cheikh Alioune Souane kon tribunal atte na te nag ku moyul danaa ko yóbbu ci yoon ndax yu ñaaw yu muy teg kon sama der loolu nag moom mooy ay kàddu maître Nafissatou Diop Cissé bi nga xamante ni daan nañ ko rek tudd ci mbir moomu ci weneen wàll nag jéem nañu jot Oumou Salamata Tall ngir itamit jot waaye li tàggat yaram gi ak ndaje mi ministre du sport bëgg nal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ngir seet naka la ñuy def ba daal di tàmbaliwaat tàggat yaram gi ci mim réew ngir loolee mën a antu ñu gën a ami xabaar ci mëbatu Matar Ba Joojee ak Oumar Mbow. jëwriñ bu ñu dënk tàggat yaram dafa bëgg tàmbaliwaat comme ni yeneen réew yi defee activité sportive yi tàmbaliwaat bu mucc ayib ci jamono joo xamante ni mbas baa ngi fi di lëmbe Matar Ba bëgg itam samp lool stratégie boo xamante ni kenn du ko lam-lamee jëwriñ bi ñu dënk tàggat yaram tàllal loxo naataangoom ministre yu demee ni bu intérieur ak jëwriñ bu ñu dënk wérgu yaram fii ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr ngir ñu xool ana nan la ñuy def ba amal activité sportive yi ñaari
fukkeelu fan ak juróom-ñeent dinañu amal ab séminaire ci loolu dinañ xool ndax jongante football yi basket yi ak yeneen activités sportives yi dina am ci kanamu public ndax li ñuy woowee distanciation sociale dina fa am loolee lépp doon ay laaj yi nga xamante ni amateurs yi bëgg nañu ñu indi ci ay leeral ci fàttali bi fi mbas mi duggee ba léegi amul benn activité sportive bi am te loole nag boo koy xayma war na mat juróom benn weer. waa fédération sénégalaise bu football itam Oumar Mbow jotos nañu xabaar ni ñoom daanu génnee ci seen jibalu toll ci juróom-ñaar fukk ci millions jébal ko ñaari équipe yi war a teewal Sénégal ci compétition africaine yi mooy Tëngéej FC ak waa Jaraaf bu Ndakaaru koom yooya bokkoon na ci li ñu jàppe woon kon ngir dimbali équipe yi ci wàllu Covid 19 ji waaye itam bu bokkoo ci état bu Sénégal ak itam loolee di bànqaas googu di waa FIFA koom ya kon dugg na ca gafak ñaari équipe yooya ñu mën a tàmbali seenub liggéey. biti réew danañu doxal seen ñeenteel bi journée championnat ca France ci aser ji ne Lens moo di dalal kon Bordeaux Rennes moom war a jouer ak waa Monaco ci aljuma ji Lyon dafa témboog waa Nîmes kenn dugalul dara. ci wàllu Allemagne ñu ngi tàmbali ci seen journée bu njëkk lañ ca gën a fës nag mooy ndam lu yaatu li waa Bayern Munich am dañu daal kan daan ci aljuma ji waa Schalke juróom benn bal si dara la leen waa Bayern na kon dóor ci samedi tey gi ne Werder de Brême mooy daal ak waa Hertha Berlin Hoffenheim ak waa FC Cologne Stuttgart ak Fribourg daan amal jongante Union Berlin ak waa Augsburg ñoom daanu laale waaye itam équipe bi di Borussia Dortmund dina laale ak waa Borussia Mönchengladbach ci Angleterre lañu ko daal di tëjee ak Espagne ñoom nu jàpp nag ni ci samedi gi Everton mooy daal ak waa West Bromwich Albion Fulham mooy dem ca Leeds Manchester United bëgg suwe ak waa Crystal Palace West Ham ñoom nama suwe ak waa Arsenal Villarreal ci Espagne ñaareel bi journée Eibar la fas yéene kon dalal Valence fekki waa Celta Vigo Getafe moom war a laale ak waa Osasuna jaajëf lii mooy ci tënk xabaaru tàggat yaram ki ci suba si jërë ngeen jëf kenn dal jàmm. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. lu ñeel xibaaru corona la ñuy rek daal di yegsi ak Mamadou Oumar Ba. dal leen ak jàmm ndax africain yi coronavirus bi mënatu leen laal ndax anticorps yi ñu développé ci xeex biñ daan xeex at yi weesu yépp xeetu coronavirus yi loolu mooy gis-gisu médecin sénégalais bi di Massamba Sassoum Diop dafa njort ni Afrique mbas bi mënoon na ko gën a sonal ni mu sonalee yeneen continent yi bu dul woon immunité boobu muy tudd mu jàpp ni Sénégal jamono ji 1 million yu teg juróom benn téeméeri junni waroon nañ am feebar bi juróom-ñetti fukki junni nekk Sowétas ñeent fukki junni faatu si waaye tey jii 3 téeméer képp ñoo ci faatu ci Sénégal sori lool juróom benn fukk ak ñett ya faatu ca Guinée seen njiit di Alpha Condé xam leen na ni campagne électorale bi door na tàmbali na ci jamonoy coronavirus moom ak mbër mi ëpp doole bi mu nar a jàkkaarlool di Cellou Dalein Diallo dañoo décider privilégier porte à porte maanaam ku nekk ñu fekk la fa nga nekk wax ak yow ngir moytu meeting yeeg dajaloo yi ñàkk moytu dajaloo moo indil ministre bi ñu teg ko amende 390 euros lu ëpp 255 000 ci suñuy koppar ñoo ngi Pays-Bas ministre bi da doon takk jabar woo ci ay nit yu bari te respecté wuñu benn yoon mesure barrière yi waral ba ñu teg ko daan yi kan mooy daan diggante Paris Saint-Germain ak Nice ndax sax match bi dina am laaj bu mën a sampu li ko waral mooy Nice ay joueuram yu bari dañoo am coronavirus bokk na ci Kasper Dolberg di seen attaquant bi milieu de terrain bi di Alexis Claude Maurice ak défenseur bi di Stanley Noxy ci Asie coronavirus baa ngi fay law leneen luy law mooy mariage précoce yi léegi dafa yokk ba jéggi dayoo am na ay njaboot yu mënatul dundal seeni doom amatuñu salaire waaye bëgg nañ sàmm seeni famille ndax ay sàkku xale tëddee leen dafa bari lool te parents yooyu lenn rek lañu gis muy saafara si teel a maye seeni doom ak at yi fu ñu mënti toll bi mu dooree ba léegi ci àdduna bi yépp coronavirus bi faat na lu ëpp juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn junni ci ay doomu aadama États-Unis Brésil Inde Mexique ak Royaume-Uni ñoo ëpp liñ ci faatule fii la ñuy yemali ci xibaar yi ñeel tolluwaay mbas mi